jërëjëf Ablaye mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di rafetlu saa su ne seen ànd ak ñun RFM rajo Futur Média tey ji wàllu actualité wér-gu-yaram la ñuy waxtaanee ak yéen ak mbas mi naam waaye lii di xibaar bi jëm ci wàllu vaccin xibaar bu jib ci àddina tukkee ci kër gi di Pfizer vaccin boo xamante ña nga ca te ñoom jàpp nañ ne daal ci wàllu efficacité di ngëneel ak xereñ gi ñoo nga ca téeméer yoo jël ba juróom-ñeent fukk yoo xamante ni daanaka gis nañ ko ca ne ay ngëneel muy yaakaar ci wër gi boobaak léegi ci ay pexe ngir daan coronavirus ci àddina moo waral ñu invité tey docteur Mouhamadou Sow mooy président commission hygiène et qualité ci ordre des pharmaciens bu Sénégal docteur Sow ñu ngi lay ziar di la gërëm bu baax ci sa ànd ak RFM. maa ngi lay ziar sant di nuyu auditeurs RFM yëpp. jërëjëf ni ñu ko waxee Pfizer xam leen na vaccin 90% d'efficacité loolu lu ñuy wax yaakaar la wala warees na caa jël ay réserve ci yéen ñi xam ndax askan wi bu ñu ko déggee ñu ne loolu de xëy na mën na jur yaakaar. jërëjëf Assane El Hadj Assane loolu nag ñaari lañ ciy boole. maanaam yaakaar gu rëy waaye tamit tey gu dal. foog ñu am ci ñaari. lu tax ñu war ci am yaakaar ndax bi mbas mi commencé ba léegi laboratoire yëpp ci àdduna bi muy Chine muy États-Unis muy Angleterre. muy France ku ci nekk def nga xaalis bu bari ñuy course kuy njëkk a génne. xam nga temps yële ñeenti weer ci gannaaw. déggoon nga Russie. ni ñoom gi seen vaccin baax na. ba léegi nañ ko commercialiser début année 2021. ba ñu bëri def sax ay annonce de commande. maintenant li nga xam ni comme mbas mi dafa yàq àdduna yàq économie yàq lépp moo tax fi ñu toll nii ñu war ci am yaakaar maintenant lu tax ñu war ci tey tuuti. ba ñu am ay firnde yu may nit ñi ñu dal tuuti. damay joxe semaine bi passé am na benn information bu génn ci benn labo chinois ak brésilien boo xam ne ñoom dañu arrêté fi Pfizer tolloon phase 3 bi. dañu tolloon mais dañu arrêté ndax gis nañu benn accident bu garaaw. dama lay expliquer normalement ni mu war a demee. ci nga mën a comprendre ndax ñu war ci dal. parce que normalement vaccin bu bees buñ koy créer war na jël fukki at. ba fukki at ak ñaar. bu ñu mën koo jaay maanaam ci defar bi ba bu yegg ci nit ki nga war a jox. léegi vaccin bi léegi dafa am ñetti pàcc ñetti étape la dañ ko war a def am na lu ñuy wax pré étape mooy bi ñuy def ci mala yi nga xam ne laboratoire la. boobu bu ñu ko jógee dañuy dugg léegi ci nit ñi. léegi foofu ñetti étape la étape bu njëkk bi moom la ñuy wax phase 1 boobu ci yoon benn at ba ñaari at la war a durer. loolu lu ñu fay seet maanaam dañuy xool ba xam vaccin bi bu ñu ko joxee nit yan loraange la koy andil. boobu loolu la ñuy njëkk a seet ensuite ñu ne bu ñu ko joxee nit ki moom yaramam nan lay tontoo ci li ñu dugal ci yaram. beneen mbir bi ñuy xool mooy su ko naan immunogénicité maanaam dañuy xool ni lii ñu ko dugalal moom ba xam mi ngi togg di defar ay soldats yu ko may mu xeex ak doomu jàngoro bi ñu war a aar. donc loolu mooy phase 1 bi. léegi ñu dem ci phase 2 bi phase 2 bi dafa nekk ñaari pàcc boobu phase 2A ak phase 2B. phase 2A boobu day durer 2 à 2 ans moom it. foofu lu ñuy vérifier maanaam li ñu gisoon ci phase bu njëkk ba mooy li ñuy wax tolérance ak innocuité maanaam nit ki bu ko joxee lan la soppi ci yaramam. ñu xool ko ñu xool tamit soldats yi yi mu togg. ba xam bari nañu ba xam aussi mi ngi mën na xeex. bi ci topp bi ñuy seetaan nag mooy foofu nag ci phase 2A bi foofu la ñuy xoolee foofu la ñu commencé wax bu dose. maanaam bu ñu gisee ni léegi soldats yi mu togg bari na ñu ne léegi ban dose lañu war a ko jox ba nga xam ni war na togg soldats yu bari. bu ñu amee foofu ay preuve yu leer ñu dem ci phase 2B. phase 2B boobu nag foofu mi ngi durer 2 à 5 ans. lu tax parce que foofu la ñuy woon a xool ba xam vaccin bi mun nañu protéger wala mënuñu protéger. am nañu ci bëri foofu la ñuy arrêté ci phase 2. parce que foofu dafa nekk phase boo xam ne phase bu cruciale. foofu la ñuy diminuer surtout lu ñuy waxee kii bi dose bi. ban fréquence lañ koy joxe xam nga dégg nga phase wax na la ñaari dose la ñuy joxe. donc ci phase 2 boobu la ñuy déterminer ban dose ñaata lañ koy joxe togg soldats yi tamit ba xam baax na wala baaxul. léegi nag bu phase boobu sottee ñu dem ci phase 3 mooy ci Pfizer toll. foofu lu ñu fay seet la ñu naan efficacité bénéfice risque maanaam man vaccin bi. bi ma ko réussir ci phase 2 moom. lan la ma andil ci bénéfice. waaye tamit lan la ma mën a andil ci loraange. ñu def rapport bénéfice risque. mais Pfizer dafa egg ci phase 3 ci wàllu ni nga waxee la durée.
respecté wu ko waxuma la ay ñaar ba ñetti at waaye man dégguma fi sax ay weer ci diggante bi. voilà foofu la moo tax ñu war ci tey parce que boo xoolee mbas mi kañ la commencé novembre 2018. Chine. oui. donc te début ba dañu naan affaire virus chinois la Donald Trump doon wax. donc kenn jox ko woon solo. mais bi mu toxoo dem Europe. dem États-Unis ci lañ ko ñi nga xam ne léegi nag moom law na. donc recherche yi en réalité ñu ngi commencé ci ay janvier 2019. donc boo seetloo janvier 2019 léegi xam nga maturgul ñaari at. te ci phase 3 bi war nga am ay milliers de personnes yoo xam ne dañ ko war a jël. donc te bu ñu nee milliers de personnes yooyu te wax naa la war na dem des fois ñetti at ba juróomi at. foofu la ñu wax xooleen dëgg-dëgg lan la lay andi ci loraange te bu ñuy def phase yooyu dafa am ñoo xam ne kenn leen boole ci seet bi. maanaam màgget yi. oui ku ëppal 60 ans duñ ko ci boole. xale yi duñ leen ci boole. jigéen ju wérul duñ ko ci boole. ñi am yenn feebar yi nga xam ne duñ leen ci boole. te xam nga ñooñu bu ñuy vacciné war nañ leen xool tamit ñu leen vacciné. parce que dañuy bokk ci njaboot gi. donc foofu la coow li nekk moo tax li am solo mooy. ñoom bu ñu paree. dañuy war a déposer seen dossier maanaam ci FDA. FDA mooy bànqaas bi nga xam ne moom mooy xoolaat rapport bénéfice risque bi ba xam kii li mu wax ci loraange am na wala amul mais itam bénéfice yi mu wax am na wala amul. donc foofu dafa am ay experts yoo xam ne ñoo koy saytu. waaw mën nañ leen nangul xëy na ne ñoom dañoo gis ay raccourcis xëy na parce que recherche la rek. waaw maintenant raccourci bi lu ñu koy nangoo mooy maanaam xaalis bu bari dugg na ci. parce que xaalis boo xoolee biir États-Unis xam nga Donald Trump. moom ci stratégie politique am bokkoon na ci pandémie bi mu dugal ci xaalis yu bëri ba gagné ko mun a falu. donc moom dugal na ci $6 milliards la jox ci industrie pharmaceutique pour ñu génnee ko balaa novembre. ok loolu moo doon objectif am. te boo seetloo amoon na benn laboratoire bu tudd Moderna moom Donald Trump waroon na président bi ñoom ñaar ñu taxaw foofu il était 3 mois avant les élections ñoom ñaar ñoo taxaw mu ne léegi vaccin yi génn. te gis nga yegsiwul donc parce que dañuy dem ba ci biir ci nga xam ne ñooñu leen doon xool ñu gisee accident yoo xam ne lii jël risque naan dama ko jox sama njaboot. parce que gis naa accident bi loolu kilifa bu ko defee mun na ci am ay problème ëllëg ba nga xam ni non seulement di nga lor sa njaboot mais aussi yow sa bopp sax sa carrière mun na ci joxe yàqu. foofu problème bi fa mu jógee du un politique quand même buy wax ci génn vaccin ça pose problème. absolument ça pose réellement problème. Mën na leen bàyyi ak seen teyu bakkan ñoom les experts mais bu dee l'instant que parce que homme politique lu mu wax rek njëriñam a ne ci ginnaaw. si lu wér nga wax si lu wér moo tax boo damay la xam nga fii foog ñu tey ci boo seetloo Trump wax na mais Russie kii tam moo waxoon le président de la Russie. waaw ba ñàkk doomam nee na. ba ñàkk doom waaye waxu politicien scientifique yi duñ ci taxaw. scientifique lu ñuy xool lu ñuy tuddee preuve. maanaam lii biñ ko joxee ay nit pour mu aar leen soldats yi mu togg ba xam doy na doy goo xam ne mun na la aar. ensuite dose bi ñu la war a defal dose bi warta ëpp warta néew. ñu xool ko ci ay nit ñu bari ba pare du yem ci ay benn xeet dañ koy def ci xeet yu bari parce que xeet yu bari la làmb. est-ce que di nga am liberté gi les coups de franche dès l'instant que ki la financé mooy ki la financé est-ce que du la xaw a jàpp sa sikkim di la jaarloo fenn fi. waaw xam nga loolu effectivement dina am problème tuuti parce que bu dee état moo financé mais nag xam nga lu tax aussi mu am particularité. ndax lii dafa tënk économie ba économie demul. donc il faut que le politique les autorités également ñu dugal ci seen loxo. moo tax feebar bi doy waar parce que économie boo xoolee mondialement. ñu def ko de bonne foi. waaw ñu def ko bonne foi mais nag xam nga loolu nag day jafe rek parce que conflit d'intérêt yi foog mu am. parce que agenda scientifique bi ak agenda politique bi. dafay wuutee toujours. du benn mi ngi noonu. parlant d'agenda ki xamul dara ci mbir mi ne nga baal ma waxi ni waa yow vaccin balaa moo génn mbaa nit ñi duñu dee quand il s'agit d'une pandémie. mbaa nit ñi duñu dee ba jeex. waaw xam nga. nag ñaari at juróomi at quand même. voilà moo tax ma ne la xam nga loolu mooy normal maintenant lii. moo tax xam nga damay la rapport bénéfice risque. parce que risque bi mooy ñi dee dafa bari. léegi bu ma ñëwee nga ne ma ne la man téeméer boo jël mun naa ci sauver. juróom-ñeent fukk. xam nga loolu bénéfice boobu bari na. après nga léegi dama naa la léegi yow risque yi yan risque la xam nga bu ñu nee par exemple kii feebar bi boo ko jëlee mun na la par exemple yàq say rein. xam nga bu dee dëkk boo xam ne foofu dafa bëri comme suñu dëkk yi par exemple. ñun affaire dialyse problème la fi. doyul bu ñu nee léegi garab gi dina la aar ci mbas bi. waaye boo ko jëlee tamit mun na yàq say rein. xam nga su boobaa il faut nga def benn genre décision. parce que décision bu métti la nga war a jël. donc foofu rapport bénéfice risque bi. foofu en réalité nguur gi moo ko war a jël. day xool moom dëkkam man lii su ma ko dugalee
bénéfice bi may am pour mën a sauver sama population. mais loraange yi ma gisoon tamit bi may def recherche. loraange tam ban jeexaltal la am ci sama santé population. moo tax décision bu mujj bi autorité de la santé ñoom ñoo ko yore mais du Pfizer. parce que Pfizer moom bu paree nii. da koy jox waa FDA FDA nag moom agence américaine la. maanaam garab bu ñu war a jox américain mu naan ko wala ñu piquer ko. il faut FDA jox la ce qu'on appelle autorisation de mise sur le marché. très bien vaccin 100% am na comme ni ñoom nee nañ ba 90 est-ce qu'il arrive ñu am boo xamante ni moom. wala toujours y a des risques. 100% amul. parce que dañu naan vaccin bi. parce que fan la ñu tollee mooy ba 95%. ok. donc dañuy def marge d'erreur bi day nekk ci 0 ba 5%. am na sax ñu naan bu gën a wóor mooy 3. parce que vaccin dafa doy waar précisément de risque. waaw ci risque parce que xam nga risque tamit. xam nga risque yi ñu koy tuddee dañu naan événement aléatoire la. maanaam du loo xam ne forcément day yegg si. dañu naan événement bi. lu mën a am lu mën a nekk lu mën a am la. mais bu amee nag day garaaw. bu garaawee trop nag ñu ne kon boog li jaru ko. mu doon saafara bu jur jàngoro. waaw mi ngi noonu. comme ma la waxee rek démb rek information bi dama fàtte tur laboratoire bi. bu brésilien chinois bi ñoom dañu dakkal parce que gis nañu benn loraange bu garaaw ci benn volontaire. moo tax ñu ne dañ ko dakkal léegi ñu xool kooku. lu tax lan moo andi woon loraange bu metti boobu. ñu mën a continuer encore seen i phase 3 bi. kooku de kon ñoo ngi ciy def ay courses ak laboratoire yi course bu seen la war a doon de. course bu seen nag la. yombul non dafa amul sax. kon fu ñu jëm. non ci affaire xam nga man pharmacien la. mais adduna bi laboratoire pharmaceutique yi. course bu garaaw parce que bu ma nee la course bu seen amul maanaam mooy gis nga dafa tudd li ñu tuddee brevet. loolu moo gën a doy waar ci règlement bu am ci àdduna. loolu mooy nga xam ne man su ma créé benn garab. dama koy jaay mu cher te kenn amul droit defar ko ba rek maa ko def pendant 10 ans. même ñu feebar bu amee war ñu ko def mooy kii mën na ko def du ko defar mais sama yoon parce que ñu ko mën a jënd ñoo ko jënd xam nga loolu nag ci moral nag loolu baaxul. bokkul ci wàllu humanisme quand même. donc humanisme donc moo tax course bi moo la wax course bu seen nag moom de loolu dama jaaxal lool quoi. ndax njaay mi lalu ci suuf moo tax. njaay mi lalu ci suuf surtout koppar gi ci génn. dafa bari parce que dafa bari goo xam ne nee naa la dama lay jox Pfizer exemple benn garab bu tudd Celebrex mi ngi ci gagné ci benn at Europe kese 4 milliards d'euros ci benn at. 4 milliards d'euros xam nga ëpp na suñu budget national ñun. ci benn garab rek donc ñoom chaque fois dañuy créer garab yu bees pour mën a yokk seen doole. et puis te finalement yéen est-ce que mu ngi faj nit ñi parce que bu fekkoon la médecine moderne mu ngi faj mais on n'aurait pas besoin d'autant de milliards pour ay garab wala. am na ñu leen di tuumaal li du ngeen faj da ngeen di taneel. waaw xam nga dama lay jox leen surtout boo dee États-Unis parce que foofu la politique sanitaire bi lëkkaloo bu baax ak politique industrielle pharmaceutique et agroalimentaire. parce que am na ñu naan bon xaw ma si c'est des complotistes ou pas dañ naan système bi dañ ko defar ba nga xam ni nit ñi foog ñu feebar ñu leen di faj. justement toujours ñu lay bindal garab yoo xam ni weer ba weer la. mais dama ne à vie ngay. mais dama ne loolu. ci États-Unis lañ koy gën a vérifier que ci yeneen dëkk yi. man biir na ma ni am na Sénégal. déedéet non Alaaji Assane ñun dama lay wax Sénégal ñun ñoo nekk ci maa ngi nii ordre des pharmaciens laa bokk. donc ñun dañuy saytu. ñun liggéey bi. suñu liggéey mooy nañu xool ba xam li yoon tëralee liggéey bi ba xam ñi ngi koy def. maanaam ñiy defar garab. ñi yóbbu garab ak pharmaciens yi ñoom seen liggéey ñun dañ koy seetu ni ñu respecté yoon. très bien donc mun naa la wax ni Sénégal moom. wax dëgg yàlla. yooyu moom amu fi. waaw beneen impression parce que mënu ma wax ni xibaar bu wér la léeg-léeg da ngay gis ne garab yi ca tugal. boo ko jëlee efficacité bi mu am ak gaawaayu faj gi day wuuteeg sunu yos yi am na sax ñu naan xëy na ci defarin wi la dañuy jënd licence bi et cetera bon ci ñi xamul. te léeg-léeg nag dafa koy xaw a nuru nag wala ay faux médicament la da ngay naan ba fukki doom téeméeri doom doo gis tan. non loolu amul lay Assane. xam nga lu tax. non amul xam nga dafa am lu ñuy wax effet placebo. ak effet nocebo. placebo mooy maanaam gis nga bu ñuy defar garab. dañuy jël ñaari xeetu nit bu ñu leen di testé gis nga ñuy testé comme ñii Pfizer. am na ñoo xam ne dañ leen di jox garab bi ñuy xool ba xam baax na wala baaxul. ak ñi ci des dañ leen di gëmloo ni garab gi nga leen di jël mais fekk jox leen garab genre ndox lañ la jox. te bu ñu demee ba ci résultat yi dañuy gis ni ñii dañ naan leen ba xam yéen yëg ngeen tan ñu ne yëg nañ tan fekk ñoom jëluñu garab. ñi naan ndox kese. waaw loolu la ñuy wax effet placebo. léegi effet nocebo xam nga effet nocebo mooy lan. mooy dañuy nekk ci rajo yi journaliste yi di ko wax ne garab bii de andi na loraange bi. léegi ñu ko doon jël ñu xool ñi ci bari
daan nañ jël garab gu yàgg mosuñu ko jël mais bi ñu déggee rajo rek ñu koy wax wala te di ko wax rek dañu toog ba saag bi ñu defee enquête ñu ne ñoom it yëg nañ ko. fekk effet nocebo la. moo tax gis nga garab ni ñu koy defaree dafa am lu ñu tuddee bonne pratique de fabrication maanaam norme internationale. OMS mooy bonne pratique de fabrication. réew yëpp ci maase. réew yëpp ci maase. parce que garab day tukki garab yemul ci benn dëkk. te ni ñu koy defaree fii dañu lañu ko respecté feneen. te ki koy defar amul intérêt def ñaari ligne de production. loolu perte ba am la. ci économie laa la wax de. oui parce que booy def industrie effet volume ngay def. mais xam nga doon damay jël benn ligne pour Afrique jël benn ligne pour monde développé. te rax ci dool yi dama lay yokk beneen information. oui Afrique industrie pharmaceutique du Afrique la ñuy jëlee xaalis. ndax fi koppar bi jógee ci garab matul le marché africain. ëppul 2%. diisul noonu. non diisul. ok fële xam nga fële dañu am ay système de couverture sanitaire boobu leen may ni. ñoom du ñu yëg jënd garab. oui oui. moo tax foofu le politique de pharmaceutique bi foofu la ëppee doole njaayam garab bi foofu la ëpp doole. donc ñun nañu jàpp ni li ñu war a def ñun. léegi kon problème yi mooy xëy na kon faux médicaments yi wala. voilà faux médicaments yi mooy problème maintenant faux médicaments yi loolu nag loolu ay criminels ñoo koy def. lu tax parce que dañu jàpp ni ça fait plus de 15-20 ans on s'est rendu compte que ni ñi nga xam ne ñooy jaay drogue dañu def benn étude xool ni jaay drogue risque bi ci am ak kaso bi ci am. bari na or que ñoom li ñuy gagné mun nañu ko gagné ci jaayam garab bu bon. ci diir bu gàtt ba pare te doo ci buñ la jàppee duñ la daan yu rëy. moo tax ñu ci bëri ñoo tuxu léegi ci njaayam garab gu bon. te am beneen beneen affaire bu am te boo ko seetloo fi muy jógee daanaka xam nañ ko xam nga mënuma la tuddal ay tur. d'accord ay turu dëgg la mais xam nañ fañ koy defaree. xam nañ tam ci marché yi muy ñëw lu tax mu ëpp di Afrique te ëppul yeneen dëkk yi. ndax boo seetloo États-Unis amee dans le monde chez le monde développé. ñoom seen i frontière ak seen i koom-koom maanaam couverture sanitaire bi. mayu leen ñu naan ñi ngeen jënd ci garabu mbedd. mais fii ñun suñu def nañu seemi baax na mais amagul doole goo xam ne. nit ki bu demee dina faju te moom du ko yëg. donc mi ngi avancé mais bi suñu demee ba nga xam ne am nañ couverture sanitaire bu baax. ba nga xam ne ku ci yóbbu di war a faju yow doo sonn parce que am nga. couverture lu lay dootuñ soxla dem ci mbedd mi. mi ngi doon. donc mais nag loolu li ko mën a andi. mooy ñun ñuy defaral bopp suñu garab bu ñu defaree suñu bopp garab du ñu dem di jéggaani ay garab ba ñuy naan dina garab yi boo dina fi dugg waaye tamit répression bi tam foog mu am parce que crime la aussi muñ ko waxee parce que nit nga jox ko loo xam ne da ciy feebar ba jëlee ci feebar boo xam ne ba mu dee ci wala feebar chronique boo xam ne alal bu muy am ci yem loolu nag il faut mu am répression bu mu àndal ak sensibilisation ñaawteef la moom waaw mi ngi noonu quoi ñaawteef la maintenant am nañu doole de xam naa ni parce que boobaak léegi ni ngeen di gësame garab gi rek xam nga lu tax ñu am doole comme ni ma la ko waxee rek xam nga c'est des questions économiques maanaam affaire koom-koom la te li ci gën a doy waar mooy koom-koom bi dafa am ñi ci rax ñu ci bëri dañu am ñu leen jàppale ñoo xam ne dañu kawe te xam nga yow boo amee ñu naan ko am kudu lakk dëgg la waaw léegi yow bu dee yow da nga nekk ci mbir moo xam ne dara baaxu ci day lor rek waa dëkk bi waaye saa yoo amee problème am ku la jàppale ba nga xam ne di nga ci génn su boobaa mbir mi du neex a faj. malheureusement parce que c'est malheureux mais loolu moom moo am mais nag du ñu découragé. du ñu résigné wu. bien sûr dañuy continuer xeex bi di continuer sensibilisation bi. et puis renforcer l'éducation. voilà à la santé. ba nit ñi dëddu leen maanaam nit ñi mën nañ dem ba gedd leen ci yéen du ngeen ci sonnati. mi ngi noonu bu ñu demee ba xam mbonaa yu la ñuy def ñoom. voilà mi ngi noonu parce que dama lay jox exemple xam nga boo jëlee ñun fii ñun pharmaciens yi ñooy xeex di wax. mais boo demee Maroc gii wala Maghreb Maroc moo ñu gën jege. mais foofu doo fa fekk garabu mbedd. xamul tax parce que dafa am benn politique pharmaceutique bu état bi jël depuis 2006 roi bi. Hassan II mu ne man damay jàppale ba nga xam ne Maroc fii ak ñaar fukki at. dootuñu jéggaani garab. Maroc aujourd'hui ñu ngi 60% de consommation. ba pare xeex bu tar boo xam ne képp ku fay jaay garab ak garab du fa dugg. ba pare garab du fa dugg parce que ñu naan foofu fu nga duggal fa garab. il faut que yow nga lëkkaloo kuy defar garab biir Maroc wala nga def usine biir Maroc. donc moo tax Maroc dafa fekk garab mbedd. donc ñun fi ñu toll nii ñun war nañu mën a topp ci tànku Maroc wala tànku Tunisie wala tànku yoo xam parce que suñuy naataangoo la ñu sorante wuñu ñoom ñi jiite foofu mbir mi fi lañ jàngee. donc li ci des yëpp ay décision la. décision courageuse nag. ak volonté politique waaw volonté politique xam nga dem na décision dafay metti pour jël ko. mais nag sa askan ak sa sécurité réew. defe naa ne moo sut lépp. dëgg la intérêt yenn proportion de personnes. dafay tekki ne mbirum pharmacie doxul Sénégal ndax gis naa ni bari nañ de léeg-léeg sax ni ngeen xam même distance réglementaire yi daa mel ni
ak wàccoo amatu ci pharmacie yi bari nañ est-ce que du business bu dox wala. waaw business bi dox na ci ñenn ñi doxul ci ñeneen xam nga lu tax. dama lay jox ay chiffres. Sénégal am na près de 1200 pharmacies. yu ubbi. te ci 1200 yooyu jàppal ni am na 400 yoo xam ne maanaam daanaka dañu nekk en faillite. 400 laa la wax xam nga 400 mooy un tiers. boo jëlee 1200. xam nga loolu dafa ëpp na. ñetti xaaj yu nekk benn. ñooñu mënuñu suturlu ci seeni pharmacie. loolu li ko waral mooy que pharmacien moom. li koy tax muy dund marge la. marge boobu du soppeeku parce que état bi moo ko tënk. te coût de la vie li ñuy wax coût de la vie xam nga ñaar fukki at ci ginnaaw ak léegi. ñaata la yokkute am ci réew mi. ci coût de la vie xam nga bari mais pharmacien moom marge bi yokkul. waaw moom lu état tënk ki nga xam ni mooy jaay lu baax ba pare kii jaay lu bon ñu bokk muy def lu ko neex. waaw yow gis nga ne wax nga wax ji. moom tënk na kii def lu baax ba pare nag ñu bàyyi ki nga xam ni moom day lor nit ñi ñu bàyyi ko nag moom muy def lu ko neex. donc gis nga kon moo tax ne la te wax ci dolli distance yi dañ koy respecté. ok respecté dama lay jox distance yi réglementaire. boo Dakar Plateau. 200 mètres la entre ñaari pharmacie Dakar Plateau. ok boo génnee région de Dakar hors Dakar Plateau 300 mètres la. dans les régions 400 mètres la. léegi nag une pharmacie pour 5000 habitants ñoolu mooy condition pour pharmacie. une pharmacie pour 5000 habitants. ak distance 200 mètres Dakar Plateau 300 mètres hors Dakar Plateau. wala 400 mètres dans les régions. loolu mooy kii mais ñu ngi koy ñun ordre des pharmaciens. ak direction ñu ngi topp pour nit ñi di ko respecter. jërëjëf docteur vraiment am na solo lool mais waxtu bi dab nañu ñu ngi lay gërëm bu baax en tout cas di la sant. jërëjëf El Hadj Assane merci di nuyu ñëpp. jërëjëf docteur Mouhamadou Sow bu ordre des pharmaciens bu Sénégal ñu koy gërëm bu baax di ko sant di ziar ordre des pharmaciens yëpp. di leen ñaanal jàmm ci kanam tuuti ci wecc konte rek ñeel lii di mbëkk mi. sensibilisation gi ndax lu mu gën a bari gën a baax ñuy xool li indi bunt waaw ci 88 628 14 14 xam naa ni Ablaye Diop moom duñu may tey minutes yu bari waaye li ñu doon waxtaanee am na solo te ki ñu ko doon waxtaaneel daf caa xam macha allah léeg-léeg di fexe ba experts yi ñi xam di wax it da ciy baax. ci kat asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. bisimilah. waaw kay xaadimul Quran maa ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay fay. di nuyu waa Sénégal yëpp. di masawu waa Sénégal yëpp nag. ci di dal leen ci mbënd mi. wax dëgg yàlla man dama ne. waxuma ni mu yërëmtaloo. ni mu tiise. ni mu mettee mais gàcce gi ci nekk. waaw gàcce gi ci nekk. ak pertement masalan bi ci nekk ndax xale yu góor yi tey war a wuutu Sénégal yëpp di dee ci géej gi ñu ne ñoom dee moo leen gënal toog seen réew kon nag ñetti responsable yu jiitu ci mbir mi muy suñu kilifa diine yi non il faut dire la vérité suñu nguur gi nga xamante ne bi responsabilité am dafa ëmb lépp ak borom alal yi ñetti ñi ñooy première ñi ci tegu mooy yéen journaliste yi yéen a yor débat national fu leen neex ngeen soppi débat kon nag débat bi jëriñ réew mi tey muy actualité dañ ci war a wax sëriñ si bu waati waawoon ñun waati waawoon bu ñu wootee ñëpp dañuy ñëw kon nag boo wootee junni nit ñëw boo digalee bu ko ñëpp defut dina am ñu ko def boo teree bu ñëpp bàyyiwut dina am ñu ko bàyyi Tuubaa noonu feneen ak feneen noonu kon nag sëriñ si war nañoo wane ne lii dafa xaraam lii dangereux la nguur gi taxaw dañ ko jox suñu xaalis jox ko suñu doole jox ko suñu lépp ndax tey buñ ma bëggoon jàpp rek jàpp ma buñ ma bëggoon def patron léegi def ma patron tey Macky Sall bu ko neexoon def ma premier ministre bu ko neexoon tey def ma lu ko soob kon nag lii ñu jox ko suñu xaalis jox ko suñu armée jox ko suñu moyen ay préfet ay mairie ay lépp nekk ci réew mi te réew mi mënta jak ba doomu réew mi naan dañuy génn réew mi dee moo leen gënal te waa Espagne ñoo liggéey Espagne waa France ñoo liggéey France waa Amérique ñoo liggéey Amérique kon ñoom politiciens yi wax dëgg yàlla suñu mënatul nañ ñu jox suñu réew ñu ne mënuñu parce que lii rus lu na
voilà kon nag solidarité nationale may ma tuuti rek ngir yàlla. waaw non temps bi moo nu ko mayul nag wax dëgg yàlla. waa solidarité nationale farata la. débat national farata la. discours national farata la. dialogue national farata la ñëpp diine ji wax ci géwél ji wax ci ñëpp wax ci réew mi tege ci yoon wax dëgg yàlla métti ñu dimbale daara yi. ak ñi tukki daara yi. jërëjëf 88 628 14 14 asalaamualeykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar sëñ bi. El Hadj Assane. waaw. Umar Sow la Fuladu. Imam. Umar Sow. Umar Sow Fuladu maa ngi lay ziar Umar. maa ngi koy delloo ziar di leen ñaanal yàlla. amiin ñu bokk lépp. ci affaire mbëkk mi wax dëgg yàlla man li ma ci mën a wax mooy. waaw. wax dëgg yàlla parents yi am nañ part de responsabilité. parents yi waaw. waaw parents am na part de responsabilité de. état bi fi nekk actuellement nii. wax dëgg yàlla mu ngi def lu mu ci mën laa noonu pour xale yi toog. mu ngi leen di defal ay projet yu am solo rawatina ci côté mbay mi. nit ñi nag il faut ñu gëm yàlla waruñu xeeb suñu bopp. looy xaar ci parents yi. parents yi xam nga comme par exemple te déglan seen revue de presse bi benn xale bu dee si mbëkk mi. nee na papa moo ko sànq. xam nga loolu yow waajur boo xam ne nga am sa xale bu am ñaari at bu kii juróom benn fukkeel 16 ans 14 ans. nga ne ko yow da ngaa war a tekki par la force. te yàlla forcé wul affaire yi. vraiment affaire yi daal vraiment man damay waxaat pareil daal vraiment nañu gën a góorgóorlu. Le ministère de l'agriculture mu ngi am ay projets yu am solo ci fii ci Sénégal. vraiment état du Sénégal El Hadj Macky Sall mu ngi def lu ne la pour xale yi mun a def kii la mais xale yi ñoo bëgg a forcer affaire yi. te am Omar waaw baal ñu rapidement wuy ma te pono camion. kenn du ko seere kenn mënu décharger pono camion ci loxo. laal affaire kenn mënu ko forcer laal nañ gëm yàlla dellu laal amul benn réew bu développé ci immigration. réew mi consommé local moo ko mën a développé. développement local moo ko mën a développé la loolu laa lu mu si wax di vraiment di la gëbaat di nuyu vraiment le professeur Moussa Baldé ministre de l'agriculture. jërëjëf Sow 88 628 14 14 asalaamaaleykum. Aïcha Assane Gueye. waaw kooku. Ibrahima Diouf marché Tilène mu ngi lay siyaare bu baax. jërëjëf Diouf jërëjëf. di siyaare waa rajo bi yëpp ak waa télévision bi. jërëjëf. di wax ne waa dem gi day wax dëgg yàlla liñ ci jàngat mooy. bëri na ci ñoo xam ne xëy na dem nag kenn ku ci nekk yaay xool principe ya tax nga dem waaye itam dem dafay tegu ci yoon. te bëri na ci ñoo xam ne tey doon dem yor nañu tuut soo xam ne buñ tax borom mën nañu dimbali. parce que bëri na ci ñoo xam ne dugg ci gaal yi boo fëggoon kenn ku ci nekk yor nga téléphone am 300,000 wala 400,000. waaw 400,000 nag foo ko jënd bagage taxale suñu borom mën na laa dimbali. dëgg la xëy na nag nañuy bàyyi xel ci lu bëri. ndax itam dem dëgg la waaye itam dem dafay tegu ci yoon. dafay tegu ci yoon kenn ku ci nekk nag war ngay jàngat di xool lii bu ma ko defee lan moo ma ciy fekk. la tànk nga koy def. waaye bu fekkee da nga jékki-jékki rek di def. loolu itam mun na andi ay complications. da ngeen mais nañ gën a góorgóorlu. Ibrahima. waaw. pour ñu des ci réew mi tam il faut que loolu kilifa yi lañ koy fàttali rek buñ ko sañee mooy ñoom tam ñu faciliter non je parlais des conditions de travail am na ay jaaykat yu ma interpellé Tëngéej benn jour ne ñoom bu ñëwee lal di jaay dañ leen di sonal ak ay maanaam ay taxes ak yooyu xam naa ne bëgguma tudd benn service parce que j'ai pas l'autre son de cloche voilà donc loolu aussi bu ñu xatalee gune yi à ce point aussi dañuy lal di dem loolu tam il faut ñu xalaat ko nag coono yi ngay dund fii nga xam ne fi nga dëkk boo demee foo dëkk day gën a métti. non dem moom lañ ci bàyyi xel bu baax. foofu moom wax nga dëgg dem bi moom daanaka mënees na wax sax ni xaru la ndax fi ñuy jaar yoon yi ñuy jaar. mais lii téye gune yi fii laa wax da ciy bokk ñu leen di gën a yombalal les conditions nécessaires à cet épanouissement économique. yombalal ndaw ñi bi ñu nekk fii. mu ngoog ak ñu ñuy def ba liggéey. dëgg la ak bu ñu dee liggéey ñu may leen jàmm ñoom itam. voilà mu ngoog jërëjëf. waaye fii ñu nekk nii rek dañuy xëy di la ramas suba ba ngoon dëgg la ngay taxale doon ndaw. jërëjëf yor sa benn 300,000 wala sa benn 400,000. vraiment jërëjëf nañu dimbali ñoom itam. di jaare waa Mbéwane yëpp doon nag nañ ñu dimbali ci tëli Mbéwane bi. dëgg la nañ ñu ci dimbali depuis 60 ba léegi ran la. merci beaucoup merci Ibrahima merci wax nga lépp ñu may leen jàmm tamit am na ci ay agent yoo xam ne yenn services yi ko partout nit ñi rek lañ fi nekkee romb la boo lalee ñu ngi lay dagg ñu ngi lay jox ay juuti ñu ngi lay yoo xam doo xam fu mu tegu duñu la sax jox parfois ay reçu loolu aussi dafay décourager les jeunes te loolu c'est l'État qui doit veiller à vraiment remettre les choses à l'endroit bu ko defee ku nekk di dundee àqam ak ñaqam asalaamualeykum 88 628 14 14 asalaamualeykum. allo. waaw sëñ waaleykum salaam. kooku El Hadj Assane. waaw sëñ bi. Abdoulaye Ndiaye la. bisimilah sëñ Ndiaye. ñu ngi leen di gërëm di rafetlu
thème émission bi. jërëjëf. mais affaire immigration bi man je pense que responsabilité partagée la. dépassé na sax cadre état. parce que opportunité la c'est-à-dire problème de survie la. oui. quand les gens disent que c'est pas parce que nit ñi amuñu liggéey amul mais problème de niveau de vie la. waaw parce que ñi dem bu ñu demee 1 an 2 ans ñëw réaliser loo xamante ne yow mën ngaa toog fii 10 ans wala 20 ans di galérer doo ko am c'est valable aussi bien pour Sénégal pour yeneen pays. il faut que les Nations Unies organisent ko. Europe a besoin de main d'œuvre. ñu organiser les kii. dem bi. immigration bi dem bi. gars yi dem ci contrat yu valable. waaw di dem ak ñëw ainsi de suite. loolu mooy régler problème bi mais toog di seetaan nit ñi. mais catastrophe la parce que booy kenn mën leen a téye. dëgg la dëgg la parce que seen kii bi wane na ko Barsax wala Barsax waruma sax ne Barsax wala Barsax. parce que tukki moom lu yàgg la fi. fan la si roofet ari la yàlla wax. opteo min fadlillahi pour uti teranga rek moo tax ñuy dem bu ñu amoon teranga fii duñ dem. problème bi kay Ndiaye mooy fi ñuy jaar parce que nag. boo fi ñuy jaar mu baax waaw fi ñuy jaar risque la. c'est un risque. parce que ki say di génn këram di dem liggéey sax oto muy jël risque la. peut-être proportion yi moo amul noonu quoi xëy na. waaw mais quand même dañ leen war a encadrer. dañ leen war a encadrer. sa kaw Nations Unies par rapport ak besoin bi Europe wane. parce que li tax affaire bi gën am ampleur nii. mooy coronavirus bi. ñi dee Europe gars yi non c'est tey la wala doo loolu rek la. mais loolu moo accéléré le rythme là donc il ne faut pas les incriminer totalement. mais il faut le prendre à bras le corps waxtaan si. ñu fexe ba ndaw ñi dem débat national là-dessus. ndaw ñi aussi ñu am les bonnes informations européens yi. Nations Unies chapeauté ko ñu def ko organiser ko moo gën. faut pas xale yi aussi ñu fexe ñu am les bonnes informations. il n'est pas dit que mbas mi am na rek ñu naan la am na ñu dee fële ñëw leen remplacer. loolu aussi am na yu nit di def bu doon sa doom bi nga jur doo ko def doo wax dëgg yàlla. passeur yi waaw. jërëjëf merci beaucoup jërëjëf Ndiaye jërëjëf ñii di passé convoyeur lañ tudd xawma lu ñu doon ku mu ci doon sa doom doo ko def xam nañ ni la ñuy wax xale yi ak li ne du benn waaw léeg-léeg sax ñu bala ci géej gi ak sa pexey bopp ñu naan ndox mi ñu doon naan jeex na dem nañ ba approvisionnement yi ñu yóbbaale jeex na duñ am luñ lekk ca ni ñu ko waxee Europe dafa xëcc dafa sori Ablaye c'est bon. allo dernier auditeur asalaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadj Assane. waaw sëñ bi. maa ngi ziare bu wér. jërëjëf yàlla nangu ziar. tey moom damay leb tur bi. acca bisimilah. xaaral di ma ko lebal bu dee doo ma xàmmee ma leb ko. waaw boo waxee ba ñaari seconde ma xàmmee la de. El Hadj Assane li ma ci bëgg a wax ci lu gaaw. gis nga kuy dem Europe. doo encouragé xale yi pour ñu dem Europe. même avant mbas mi même avant lii yëpp di am Europe la dara amatul. ñëpp d'accord nañ ne l'avenir c'est l'Afrique. loolu muy benn. ñaareel ba il faut que suñu gouvernement yi tàmbali ci suñu bos bii comme maa ngi koy tudd nag dinaa wax sama tur ndax dama bañ ñu yaakaar. non gars yi kay xàmme nañ la monsieur le ministre non monsieur le ministre yow demal rek dem embrayel dem rek Ndiaye Diatta embrayel rek dem. gis nga gouvernement bi dafa ci am responsabilité bu rëy. te jàpp naa ni comprendre woon responsabilité boobu. moo taxoon président de la République lancé woon politique les domaines agricoles communautaires les DAC parce que boo gisee DAC yi nañ ko tërale woon ci këyit laa wax de. DAC boo ci dem mënoon na jël ay junni ndaw yoo nga xam ni ñii ngi bay ñii ngi napp ñii ngi def élevage ainsi de suite. te bari na ci tey dugal ci zone de Niayes bii rek du sori demal booru Jandeer demal booru Kayar bari na ci ay ndaw ñoo nga xam ni. tool ya ñu nekk tey di ca bay boo leen ni woon kaay ma yóbbu la Ndakaar di la fay 1 million par mois ñu bañ. kon loolu aussi gouvernement bi daf ko war a accélérer. dañ ko gën a renforcer waaw baral ay jéego. parce que fi mu nekk dafa am benn xel lu nekk ci xelu ndaw ñi dëgg la wala du dëgg war nañ ko ci dindi. mooy yaakaar ne lu mel ni DER par exemple nekk fi pour financer ay activités. ñu jàpp ni ku bokkul ci parti politique doo ci am. donc loolu mënuma ni dëgg la mën dugg xaw ma ci dara bu dee dëgg la jaaduwul bu dul dëgg nañ ko dindi ki bopp ndaw ñi. loolu bu communication moo koy réglé ak xale yi dem gisal seen bopp xam nga réew doo toog rek di déglu ci rajo yeeg nit doo toog ñu lay defal lépp maanaam ki lay informé sax war ngaa gëstu xool li muy wax ndax dëgg la am du dëgg ndax moom li muy wax du parole d'évangile.
exactement ci loolu laa doon jëm. waaye politiciens yi bu ñuy xuloo rek ku ne wax sa morom lu ne nga gëm ko damay dem ba déposer xoolal sama bopp comment ça se passe. voilà c'est ça loolu. te it loolu aussi encore damay dellu si waat wax ni politiciens dañ ci am rôle. rôle bi mooy jaxasoo ak askan wi dem ci base bi ànd ak ñi nga xam ne dañ leen a fal au niveau de la base nga xam ay bàjjanu gox la moo xam ay ASC la moo xam ñeneen ak ñeneen. mais là je suis désolé mais l'impression que bu nous renvoyez mooy que. seen palu rek moo leen intéressé parce que mbas mi bi mu amee xam bon am nañu ko doon def xëy na bariwul mais nit ñi li ñu doon gën a jàmbat mooy waa ana politiciens yi fi doon ñëw di ñu indil ay casquette ak ay t-shirt pour ñu woteel leen. est-ce que mënuñu ñëw may ñu ay masque. mais gis nga man ma def ci ay sorties dénoncé loolu. ne ana ñi daan wax les amis de Marème Faye Sall. ana ñi doon wax les amis de Macky Sall ana diw ana diw. gis nga leen sur le terrain politique. donc loolu effectivement ñun ñii politique ñooy joxe image boo nga xam ni Sénégal yi duñ ko rafetlu donte ca biir sax xëy na demul noonu. mais nit ki li mu gis loolu la mën a gëm. donc entre une fois affaire mbas mi. waxtaan la laaj. yeetante la laaj. wax xale yi dëgg la laaj. mais action gouvernement bi au niveau de la base ñëpp teg ci seen bët. bu ñu fexee ba département boo dem tey ñu créer fa condition parce que ñëw di jaay ci mbedd dëgg la liggéey la mais du liggéey parce que ñee ca nekk dañ ci bëgg génn pour defe leneen. mais ñi nga xam ne tey bu ñu jëlee fu mel ni sédiment départ ci zéro di yéeg ba egg fii. mais ndaw ñi mën nañ ko réussir. mais pour ñu réussir ko nañ leen encadrer nañ leen jàppale nañ leen dimbali ci ay formation avant le financement. parce que nit ki boo ko financé te formé woo ko aussi day yàqu. parce que xaalis ba nga toog day yàqu. am na ci ndaw ñoo nga xam ne dañ leen a jox financement DER moom lañu demee tey ci géej gi. bëgg mi dégg naa foofu ci RFM. ñuy wax benn xale bu doon liggéey poste Pire. jëli xaalisam la jël def naa poste Pire la ut waawoon. jël xaalisam dem dugg ko ci géej gi xam nga kooku wuti liggéey taxu koo jóg. mais dañ leen di gëm looloo nga xam ni. ki doon wax léegi nii ku dem def 2 ans ñëw réaliser loo ki def 20 ans. mais 100 yuy dem 2 wala 3 ñoo ci réussir loolu. donc moo tax li gënoon l'idéal serait que daal muy man mi commencé ko ci man ak ñëpp ñuy xool li ñuy wax gis nga kàddu parfois mun na defar lu bari waaye li muy yàq ca doo ko mun na yàq lu bari kon responsabilité aussi bien le politique que le simple citoyen war nañ ko boole ci suñuy wax daal. mais absolument wax balu fetal la. voilà merci merci beaucoup El Hadj dëgg la jërëjëf monsieur le ministre jërëjëf ñu gërëm ñëpp di jégalu commercial bi ci xaabaabal gi. Ablaye Diop moo nekkoon ci technique bi Ablaye del rey tuuti rey dafa baax ci santé bàyyil xuloo bi del rey